gërëm bu baax a baax moom Malal Junior Diagne ñëw léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi jafe-jafe yi ñi yëngu ci wàllu secteur culturel bi di jànkonteel ndax troisième vague coronavirus bile concert yu bëri ak yeneen xew-xew dañ ko mujjee fomb mu nekk nag lu metti loo xamante ne ñu ngi nekk di ko dundaat AMS mu ngi ut saafara ci yooyu lay jafe-jafe gëstuk Mame Astou Kane. bu fekkee ay gouverneur yu nekk yenn ci région yi dañoo jël ndogal annulé ay concert artiste ndax ñetteelu vague coronavirus bi ñenn ci ñoom ñooñu rek jël seen matuwaayu bopp dakkal bépp activité bu ñu waroon a am ku ci mel ni Docta doon graffeur moom mi nga xamante ni da doon pare fukk ak benneeli édition festival am bile. te ñun mënuñu nekk di sensibiliser bi fi feebar bi duggee ba léegi naan na nit ñi jug ku def respecter les mesures barrières te moytu ba pare ñun ñuy def événement boo ñu toll boo xam ne ñëpp dañ koy pare ñëpp dañ ciy bëgg a teew que war a nekk vecteur boo xam ne day yokk feebar bi loolu duñ ko nangu loolu du suñu doxalin du suñu cër moo tax ñu daal di koy nangoo puus googu nag dafay tax ñu xool neneen lañ koy defee neneen lañ koy yaatalee xam nañ ne métti na lool waaye nag ci yoon ci la bokk. mu doon lu métti ci artistes yi surtout ci période vacances yi bu ñu sukkandikoo ci Daniel Gomez moom président bi nga xamante ni moo ëmb artistes yi di wax ni dàqul ay solution ñu wut ko. nañuy xool naka ci immédiat bi lu ñu mën a def pour ñun ñëpp ñu jàppandoo xeex virus war nañ ci bàyyi xel léegi ba ñu def lu ñu defoon daaw. bu dee situation bi mu ngi dem di améliorer wu lu ñu war a def mooy au fur et à mesure graduellement ñu commencé waat di liggéey normal parce que ni ko chef de l'État waxee war nañu vivre ak virus bi ci ak responsabilité. ay solution dinañ ko wut waaye tamit wéyal sensibilisation bi ci population bi mooy lu leen war. côté artiste li ñu war a def mooy loolu xalaat ci contrôle yi ñu xool ñan ñoo jor seen vaccination ci salle de spectacle yi xool est-ce que sanitaire bi ñu ngi koy suivre donc dañu am liggéey encore bu ñu war a def ci sensibilisation bi. nañ ci war a mën taxawoo mooy cër bi nga ci sensibiliser nit ñi ñu comprendre que ne feebar bi demul donc foog ñu xool na la ñuy duggee ak moom na la ñuy dëkkee ak moom te dimbali sunu service sanitaire yi mooy ñu respecter mesures yi ñu wax bu ñu ko deful rek dina mujj metti ci ñun. variant delta bi ne xuus ci dëkk bi boole ko nit ñi ci ñàkk seen bakkan di wéy di bari ay weer dong ñu commencé woon amalaat seen ay activité ñoom artistes yi ak promoteurs yi ñoom ñi lee fas yéene toog jox gët mbas mile ngir ñu mën a xam ana ban yoon la ñuy jël ngir mën a amal seen ay activité bu weesu ci wàllu koppar sax nag secteur bi itam mu ngi dund tiis ak nakar ci weeru juillet ak léegi ak génnuk àdduna ay kàngam ci wàllu secteur culturel bile yu ci mel ni Djibi Ndiaye Dieynaba Kane Dembi Fall nekkoon kàngam ci wàllu théâtre waaye itam musicien bi di Maboussa Thiam nga xamante ne bokk na ci ñi tax ñu mën a def réforme bi ci wàllu bureau sénégalais des droits d'auteur ci ab communiqué ministre de la culture di leen delloo njukkal di rafetlu seen taxawaay ci biir secteur bile mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. RFM nit yi yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA assurance auto seen savon de Marseille Alfay Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye leen ci àndal. jërë ngeen jëf docteur Babacar Niang ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñoo nga ca yoon Soleil national xibaar ñu ne jiital suma assistance di docteur Babacar Niang li mu waxoon ne gaañi ñoo ngi jël matériel ak équipement médical yu état bi jënd ngir hôpital public yi di ko jaay clinique privée yi kàddoom yooyee waa ministère de la santé weddi nañu ko nee nañu amul yamuñu ca ndax it porté nañu ko plainte tuumay wax lu amul ak taxaw ci tànki xajamal liggéey bi ñuy def ngir xeex mbas mi loolee la ñu koy toppee moom docteur Babacar Niang yéenekaay bi nañu waa ministère de la santé nee nañu li ñu bëgg te di ko sàkku ci docteur Niang moo di li muy wax mu joxe preuve yi directeur des infrastructures équipement ak maintenance bu ministère de la santé di wax ci xët mu njëkk Soleil national ne li docteur Niang di wax loolee mënut a nekk matériel yi ñu jënd ngir hôpital public yi mënut a mujj ci clinique privée yi Vox Populi nañu Diouf Sarr porté na plainte docteur Niang bu suma kuréel gii di Avenir Sénégal Vox Populi nee nañu li ñuy sàkku moo di ñu enquête mbir mi ndax nee nañu dafa war a leer ñiy jaay matériel yi ak ñi leen ciy jàppaleeg ñi koy jëndaat ca ñoom ñu teg leen ay daan te waru tayam foofu Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk suñu santé réew
a taxaw publiquement wax li ci am yépp bu ko defee waa réew mi yépp dégg. réew mi quotidien xamal ñu ne waa ministère de la santé saisir nañu procureur bi démb nday mbili ji di docteur Babacar Niang ni ñu ci le quotidien li ma wax duma ci dindi lu toll ne tarfatal ay ni ndax lu ma xam la journal bi nañu waa Sénégal la ko wax ba wax leen ne plainte bi ñuy wax dégg naa ko waaye gisaguma ko matériel médical dafa laaj ak leerange maanaam traçabilité te bu dee ci ñu porté ma plainte lay jaare ngir loolee mën a am maa ngi leen di xaar docteur Niang ne képp ku nekk ci dëkk bi xam nga centre Kër Sëriñ bi boo fa demee matériel médical boo bëgg ñu génneel la ko ñu génn fa te dugg ci la tribune mi xëy dugg ci morgue yi ci réew mi ngi ñuy xamal ne buuxante bu mitti mu am ci morgue yi ci réew mi ndax variant delta bi mu duggee ci réew mi ak léegi ni nit ñi di dee jéggi na dayoo takk bi ci tribune joxe moo di ci benn semaine rek téeméeri doomi aadama yu manqué benn corona bi faat na leen ci Sénégal ñàkk yi ñuy wax ci réew mi ak ñàkk yu ñuy wax waa réew mi docteur Tanaxa Njaay Jéey dib immunologue vaccinologue mi ngi ciy wax lu am solo ci laas ubbil yéenekaay bi nee na kenn mënu laa wax ñàkk bi ñaata temps lay protéger ki ko jël ak dose bu mu mënti doon nag nee na it li ñu naan immunité collective bu ñu ko bëggee ci réew mi à 70% il faut que dañuy ñàkk xale l'observateur ne ko xale yooyee nga tudd sax ko yóbbu tiital leen ndax pneumopédiatre bii di professeur Demba Ba nee na bu njëkkoon xale yi la ñu doon wax naan ñoo ëpp sansu mucc ci coronavirus bi waaye bi variant delta bi yegsee ci réew mi ak léegi yëf yi dafa sensé coronavirus bi mi ngi dal xale yi di leen sonal di leen faat journal l'observateur wax nañu it fukki milliards ak benn yu état bu Sénégal génnee ngir jënd ci fanweeri centrale oxygène ak juróom journal Le Quotidien xëy ñu rangaleel ci xëtamu njëkk ay bitéeli oxygène xamal ñu ne njëgu oxygène geeg ni mu yokkee dem ba jéggi dayo ak ñu bari ni ñu ci laxasee jaan état bi taxaw na ci régler ko réglementé ko ngir oxygène bi gën a mën a jàppande ci centre de traitement yi defarkati gaz yi ci réew mi sax Le Quotidien nee nañu soxla nañu leen ci biir comité gestion épidémie bi source waa nañu am na ñeenti fournisseurs yi ñu ci jot a réquisitionné boole ceekit lu ñeel oxygène bi ñuy defaree ci réew mi di production locale bi yorin wi ak doxalin wi Abdoulaye Diouf Sarr la ñu ko dénk enquête dina kay nañu moom Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak action sociale guddi yu ñu toll am na lu ko doy sëkk jur jàng ne variant delta bi mel ni fitt gumbar sànni ci kaw nit ñi mooy tsunami bi mu war a jàmmaar lool gaa ñi ñoo ngi koy songe fu nekk di ko songe nu nekk moom Abdoulaye Diouf Sarr te nag su moytuwul xaxar ak ŋaañ ñi gi ñu koy def ci gestion covid 19 bi mën naa xajamal ay ambition politique am tribune nañu booba Macky Sall a ngi jooy ne moom président problème yi dañu ko wër jamono ji coronavirus bi fii njuuj njaaj ak tàppale yi ñuy wax ci coronavirus bi fee inondation yi di mbënd mi ca fa ca des l'observateur nañu te nag li ko gën a rey ba mu dee moom Macky Sall moo di dafa wéet ci xeex bi seul général au front mooy def fu nekk mu bay fa boppam mi ngi ci mbas mi ngi ci xas yi ko opposition bi di xas te daanaka ba léegi gisul kenn ci ay alliés ko taxaw ne bàyyi leen jàmburub yàlla faatooti na ci kasob réew mi xibaar boobee moom la journal Les Échos xëyee ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ne benn détenu moo faatu ca kaso bu Bakel nee nañu waa ji dafa évadé woon ñu jàpp ko duma yu ñu ko duma mu mitti ba mu jële ci ay gaañu-gaañu jaare ca faatu. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci kay yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen ñëm ak yéen ci xibaar yi ne seet ñu defu parti ci la ci gën a fës. El Hadj Ndiogou Diène waa ji faat wàññe bi di Léon Yuga Faye fanaan na bi guddeem gu njëkk ca kaso bu Ndar Ansu Savané démb lañ ko jàllale gannaaw bi ñu ko jàppe woon ay fan a ngi nii ñeneen ñu fanaan tam seen guddi gu njëkk kaso di étudiant bi déguisé woon sol yëre jigéen def bakk ci place Corom ca Diourbel ñoom ñaar ñëpp la ñu jàllale démb war leen a atte gannaaw suba alxamis njabootu xale yi ñu jàpp ca Jamwel yi ca diwaanu Vélingara ndax dañoo demoon ca école ba yàqaate ko taal table banc yi di woote yërmande pour ñu bàyyi leen ne ñu ne nag noppi nañoo fay lépp lu ñu fa yàqoon xale yooyu nag dañ leen teri woon baal ca école ba ñu mer daal di koy yàqate mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi ñu koy gërëm di gërëm tam may sa